kooku ci benn niveau la rek mais li nga xam ne moom mooy état moo njaboote lépp ànd ak société bi muy askan wi ci taxawaay bi ñuy am seen digg ak ñi nga xamante ni ñooy waaye taskatu xabaar yi. des fois nag mu retax lool waaye des fois mu xajam ba jéggi dayoo sax. ba mooy yi ñu doon utiliser sax man dama naan. ce n'est pas des mots de trop ay brutalisation xoqatal leen ci seen i liggéey ju ñu demee ci terrain bi ñu bañ leen fa may jàmm loolu lépp mu nekk ay jafeñ-jafeñ yoo xamante ne nii ñoom taskatu xabaar yi dañ koy dund dama lay bàyyi rek nga dugg ci sujet boobu ak gan yi ñu waxtaanaat ci def li nga xam ne moom mooy tour de table. effectivement Ahmed mu di ponk boo xamante ni daanaka mënuti ñàkk a wax parce que dañuy njëkk ci bi nga xamante ni mooy baras ndeku sax daal di ci ba ci boobu mu di lu ñëwal wàllum code de la presse bi buñ ci duggandee tey jii ginnaaw bu yàgg ñi daal di dénk ne mi ngi code de la presse ñu ngi ko daal di teg waaye lu ci baree bari maanaam appliqué ko moom moo des a jot li ni mel ni taskatu xibaar yi yàkkamti nañu ko lool tey la ci dëxañu ñëpp lan la ak lan moo waral tamit tardef bi ni mel. waaw code de la presse nag soo gisee ñu si jooy ay at a ngi si jamonoy Abdoulaye Wade. ba njiitu réew Macky Sall ñëw ñu wàcc ci tali bi ba mu daal di koy voté. dafa fekk ni lii ñu fi waxtaanee suba ba tey yëpp. code de la presse moo ko war a saafara. effectivement nee nañ médias yi dafa mel ni sabar bu tas. code de la presse mooy li nga xam ni war na ko mën a indi saafara. ñu ngi jooy précarité dans les normes code de la presse bokk na si li nga xam ni moom mooy indi saafara bi. tey jii ñi nga xam ne dañuy jooy bés bu na di indi ay plainte di dem tribunal naan kat dañoo bëri si dañoo bëri si réew mi. code de la presse également dafay réguler loolu yëpp. looloo waral ñun ñu taxaw si daal di si xeex ngir ñu daal di koy voter mais également ñu war ko mën a appliquer. parce que suñ ko appliquer parce que suñu tëjoo dans les normes d'ici 2027 mooy période bi nga xam ni si la ñuy tëju pour seetal métier bi. parce que gis nga lu weesoo 2027 ku jaarul école mënoo dugg si biir métier bi parce que tey jii dañ ni expérience su 10 ans. mooy tax nga am carte presse bi. donc moom lañu moo tax man la 2017 la woon. 2017 ba 2027 c'est-à-dire tey jii am nañ 10 ans yooyu noonu pour seetal ko maintenant su weesu 2027 nag dans les normes waratul am excuse c'est-à-dire nit mënatul daan film ngénte ba mu neex ko. gis ni ñi ngi seen métier bi peut-être am na lu kii rek moom itam mu ñëw jarax si biir. waratul mun a ne. mu nekk métier d'atterrissage. voilà moo tax nag ñu siy taxaw di sàkkuwaat bu baax a baax si njiitu réew Macky Sall. parce que suñu defee ay effort ba ñu daal di koy voté yóbbu ko assemblée nationale mu amoon ay ponk yi nga xam ni tardaloon na ko. ndax taskat xibaar war naa dem prison warut a dem prison ba si mujjeel ga ñu daal di koy dindi ponk boobule bañ daal di koy voté maintenant application bi nag dañ cee war a mën a xar suñu tànk tubéy parce que suñ si xaree suñu tànk tubéy ba noppi boole si tamit loi bu jëm si wàllu publicité par exemple sànq ba tey ñu ngi doon xalam suñu patron yi mais patron yi également dañ leen war a xeexal ñun itam parce que su fekkee ni publicité yëpp dañ koy jël di ko jox RTS dinañ yàgg di jooy condition de travail ci bërëb yi ñuy liggéey ñàkk payoor ak yooyu. bien sûr parce que tey jii RTS dafa am subvention wu état du Sénégal ba pare publicité yu jóge ci gouvernement bi yépp day demaat ci RTS boobaa jafe-jafe entreprise privée yi dañ koy am donc mbas day ñëwaat njiitu réew mi naan leen bu leen fay impôt rek alors que solution bi mooy publicité yi léegi ñu séddale leen ko ñoom tey jii ñu ni kat dañ koy teg ci table bi Walf ñooy jël lii Sen TV jël lii ITV jël lii TFM jël lii noonu la war a demee malheureusement actuellement ce n'est pas le cas loolu la également patron de presse yi di jooy donc moo tax tey jii suñu diggante ak kilifa yi rataxul trop parce que rataxul en tout cas ñun au niveau de la convention amul activité bu ñu tenir ces dernières années ngeen gis suñu wet le ministre de la culture et de la communication muy ki fi nekkoon ba ko fi ñëw ba jamono ji la amul relation bi nga xam ni moom mooy relation bu ñu bëgg alors que ñooñu dañ leen fi teg ngir ñun donc il faut que également ñu bàyyi ñu xel mais da ngay gis fii malheureusement si benn pàcc lañ fi toogal bàyyi si beneen pàcc sànq maa ngi la koy wax si njëlbeen ni la convention collective dañ ko daal di voté bañ ko voté ba tey application bi lii si patron de presse la 1 an wa ngi defuñ ko maintenant su fekkee ni application bi amul c'est parce que arbitre bi mooy état bi moom moo war a fëgg tey ji si table yi ñu ni kat patron de presse bi nga xam ni say employé doo leen sax fayal li nga xam ne moom moo jëm IPRES koppar bi nga xam ne moom lañ leen di jox dootoo leen ko jox parce que bëri na ay sites yi nga xam ne ay 14 millions lañ leen di jox at bu ne 25 millions ñu koy jox ay entreprise de presse tey jii koo téye poosam dina ko yëg bu baax a baax donc su ko yëgee dina mën a sàmm ak li nga xam ne moom la yoon wax malheureusement ici au Sénégal kilifa yi tey jii du ñu sàmmoo ak li nga xam ne moom la yoon wax looloo waral tey jii patron de presse yu bëri tamit yenn saa yi ñuy am jafe-jafe ngir mun a fay seeni liggéeykat loolu dañ leen siy jàppale si xeex bi mais tamit si li nga xam ne moom mooy suñu mémorandum yi nga xam ne daal nañ koy teg bëri na ay ponk
parce que ngir mun a rek seetal suñu métier dañoo am lu ñu tuddee CORED mooy suñu tribunal bi nga xam ni fa la ñuy àttee bëri na tey jii ay taskat xibaar yi nga xam ni soo fa demee seen dossier mi ngi fa ni ñuy tëjee nit ñu tribunal ñoom tëj nañ leen fa tey jii suñu bëggee am carte presse duñu ko am maanaam suñu demee di quitus dañ naan leen yéen seen casier baaxul mënoo leen am parce que bien sûr parce que seen métier dañoo def li nga xam ne dëppoowul ak yoon parce que citoyen sénégalais yi bëri xamuñu ko tey jii mi ngi su fekkee daf la waxal dara peut-être bëggoo mi ngi ñu daal di koy tëj tribunal si mbir moom soo demee correct nga daal di koy plainte mi ngi dañ koy convoqué foofu atte ko comme ni ñuy attee tribunal peut-être duñ ko tëj mais mi ngi dinañ ko teg ay daan yi nga xam ni moom mooy tax moom au moins si kanamu taskat xibaar yi tey jii mënu am carte presse loolu lañ doon jooy ba ñu doon wax ni taskat xibaar mu warul dem prison maanaam suñu nee warul dem prison waxuma nga def lu nga mais si dans le cadre de son travail parce que su fekkoon ni loolu accepté nañ ko également daan la rek parce que tey Mouhamed sa liggéey bi su fekkee ni yow def nga lu dul yoon ñu dem ñu daan la daan bi nga xam ne dañ ne da ngay fay 5 millions tey jii yow ki ngay liggéeyal dina am taxawaay bu mu am ak yow parce que dootu la bàyyeti yow ngay jalgati yoon parce que xam na ni 5 millions bi moom moo koy faj moom moo koy fay mu ko teglee moom day am jafe-jafe si entreprise am donc loolu yëpp moom moo taxoon tey jii ñun ñu doon kaas pour que lu nu mel tey jii correct am doole boobu de malheureusement ñu bëri su ñun respecté wuñ correct te du yoon parce que tamit tribunal bi nga xam ne fa la ñuy attee foofu tam ñu daal di koy jox gëdd mais aussi mu am doole correct mooy kër goo nga xam ne tey jii sooy xool amuñu koppar bi nga xam ni subvention bu jóge si état bi dem si ñoom loolu c'est pas du tout normal ñu ngi koy kaas sax d'ailleurs si mémorandum bi nga xam ne ñu ngi koy déposé Sénéra également Sénéra dafa am li nga xam ne tey jii dañ ko voté moom itam pour que Sénéra jóge fi lu koy remplacer ARCA tamit mooy ki nga xam ne mooy réguler secteur bi gën a xool li nga xam ne moom mooy daw si média yi mu mun a tey jii ñu daal di koy taxawal mais malheureusement loolu itam dañ ko voté ba noppi kilifa yi toog seen coin ba mel ni bëgguñu ko appliquer. mais tey jii Sénéra waratul mun a exister. beneen bi mu soxal nit ñi bu baax a baax rawatina reporter yi wax naa ko mooy condition de vie yi muy convention collective boobule muy situation bi nga xam ne moom la reporter yi nekkee à l'intérieur du pays. loolu également la ñu bëgg saafara loola waral kat ñu ni dañuy wàcc si li nga xam ne moom mooy si tali bi. du sax doxu ñaxtu mais toogaanu ñaxtu lay doon. su buntu makkaanu jëwriñ bi nga xam ni moom moo yor wàllu communication ak culture mais également à l'intérieur du pays parce que partout dans le pays wax naa leen ko sànq ni leen. ñoom ñëpp daanaka jot nañ seen autorisation jamono ji ñi ngi si wàccaay léegi ba ñuy ñëw Pape Doudou seede la si réunion moo amoon pour xool coordonner naka la ñuy waajalee bés bi daanaka fépp am nañu autorisation Tamba bi bañ sax ñoom beneen méthode la ñuy utiliser maanaam dañuy def conférence de presse parce que pour wàññi la ñun respecté wuñu gouverneur dëkk ba xam nga lu mu def médias yi dañoo amoon foofu seen benn bërëb bu nga xam ne fa lañ daan toog di fa waxtaanee di def seen liggéey foofu noonu daf ko nangu seen genre maison de la presse voilà daf ko nangu seen maison de la presse daal di koy jox beneen kuréelu jigéen suñu naataangoo Moussa Oumar Gueye mooy correspondant bu rajo Futur Média moom moo jiitee cellule bi bu nekk foofu noonu Sud-Est moom dafa am terrain wu boppam terrain bi la jël may ko presse bi démb donc on profite de cette occasion pour di ko wax gàcce ngaalama parce que leçon la jox gouverneur war na ko ñun tamit on peut être autonome que war nañoo mën a gën a considérer donc loolu également dañ ciy jaajëfal baax a baax Awa Faye si kër gi la nekk moom mooy ki nga xam ni moom mooy coordonné cellules yi nga xam ñoom ñoo nekk à l'intérieur du pays ba manifestation yi fa am yëpp moom moo koy coordonné jamono ji donc loolu yëpp moom moo ñu naqari waaye tamit et surtout bu gis naa ko barki démb mu mel ni bisaab foo ko fekk mu yor yu xonq yu ñu bind danger ma ne ko musiba naaru laay gi ngay wax ci réew mi amagu fi kontaan sax imam ba mu ñëwee toog si plateau bi gën ñoo may fit parce que lii la ñu woote képp kuy ñëw lu ruusi li nga war a wane mais mu gën a métti nag Mouhamed faraay daanelee waaw ma jox mooy avant somb bi parce que période yi ñu génn wax naa la ko médias yi dañ leen di bundu xatal ba amatuñu sañ-sañu dafa mel ni wax si même réew. loolu waral tey. mais foofu laa bëggoon ñu tëjee. parce que loolu société bi daf ci am wàll. parce que du gouvernement bi kese am na ñoo loo xamante ne ni nag société bi daf ci am wàll. bu ñu gisee yenn préfet yi di def yenn yi comme fi nga waxee Tamba wala ci image yi ñu gis nii sànq ci manifestation yi amoon am na yoo xam ne nag askan wi ñooy jóg nag dem di brutaliser wala di congu ay kër taskatu xabaar. loolu bëgg naa ñu taxaw seetlu si mais Pa Doudou yéen ñi nga xam ne yéen ay cadreurs yi yéen aussi yan jafe-jafe ngeen am seen digg ak li nga xam ne moom mooy état ak liggéey bi surtout loo xam ne moom moo leen di tënk yéen ñi nga xam ne yéen ay cadreurs yeeg tout fan ngeen ci toll. Mohamed. cadreurs yi mënuñu am benn convention ak état xam nga lu tax. parce que ñun duñu bootu ci ginnaaw suñu ay patron comprendre nga maanaam ñun
nan lañ koy waxee dañu tënk daal. da ngeen a dépendant da. waaw da ngeen dépendre. dañu mais code par rapport au code de la presse bi et tout parce que yéen ci presse bi ngeen bokk. waaw sànq wax na ko ci biir waxam. man est-ce que yéen pare ngeen pour lëkkaloo est-ce que pare ngeen pour bindu comme ni ko ñuy defee code de la presse boole ci ay doléances yoo xamante ni lu ngeen di jébal njiitu réew mi la ñu voté ko bu ko defee seen nekkin. dina mën a changer ñun suñuy doléance convention des jeunes reporters benn la. parce que vraiment ku ne journaliste ne cadreur. effectivement lim ñuy xeexal ñun ñëpp la koy xeexal. mais ñun lenn rek mooy suñu problème mooy ñu dindi ñu fi ñu tënk. muy fan. muy suñu condition de travail cadre bi personnellement. parce que dafa am bis bi ñuy lancé carte yi ma taxaw wax ak ministre bi. ma ne ko li may wax du ma ko wax ci tubaab ci wolof laa koy wax mu dugg ci biir nopp yi mais keroog j'ai pété les plombs. lan la woon carrément message bi. message bi c'était juste que cadreur yi ministre bi wax ak patron de presse yi ñuy jox cadreur yi cër mooy li ma fi wax rek mu ne ma yow ni nga amee cër ci sa bopp am respect ci sa bopp am xam sa bopp bu ko sa moroomu cadreur yëpp defoon ngeen organiser wu ce qu'on est en train de faire. ba nga xamante ne benn Pape Doudou bu génnee tey toog Sénégal bu wax su demee duñ ko dàq. léegi nii maa ngi gis benn message Bamba Kassé il paraît à Mbacké le préfet da leen a interdire bu ñu def sitting foofu noonu Bamba Kassé ne waa ji devant le préfet sans négocier. force day am force. waaw xam nga. waaw loolu moom war nañ ko moytu. voilà xam nga am na yoo xamante ne tey ji par exemple mooy li ko mi ngi waxee ñëpp matal nañu région yëpp matal nañu mais pourquoi état bi ñi cherche à di ñu bundu xatal quoi mais ñun mënuñu taxaw di kaas fenn. fii suñu patron de presse yi ngir yàlla yonent bi jàppale wuñu suñu cadreur yi. da ngay tontu wala da ngay laaj. dama siy wax tuuti da ngay sof. ak li mi ngi wax léegi si côté subvention yi nga xamante ne état bi da koo jël war a jox ko patron de presse yi pour man féete bi moo ko indi léegi parce que patron de presse yi ku ci nekk kii far na ak diw kii far na ak diw mu mel ni lépp dañ koo politiser léegi mu mel ni entreprise yëpp politique dafa dugg parce que politique pour man dafa war a nekk benn affaire bu à part boo xamante ne duñ ko boole ci entreprise privée wala duñ ko boole ci lenn mais politique dafa dem ba léegi dafa dugg fépp kër patron de presse boo dem kër goo dem si organe de presse yi patron ba am na ku ñu faral ci wàllum politique journaliste yi am na ku ñu faral ci wàllum politique je pense que loolu moo waral tey ji état bi fi mu toogee moom day xool ku farak moom tey ji mu bàyyi la nga def siti ku farut ak moom mu tere la d'accord li nga wax yëpp dëgg la mais mi ngi wax na ko sànq nee na pourquoi ñu jël di ko jox maam góor xaalis di fi bàyyi yeneen patron de presse yeneen organe de presse yi nga xamante ne dañu crédible xam nga lu waral loolu ñoom kilifa yi laa wax état bi laay wax xam nañu kilifa yi nga xam ne ils ont des sites internet ils ont des groupes de presse ils peuvent pas assainir du noonu lañ koy assainir tey bu ñu jógoon doon ko assainir moom président de la République am na ñu ko wër ñoo xam ne dañoo am ay site internet dañoo ŋànk ci ay site internet fii Sénégal la ñu nekk fii xoolal lu fi yëngatu 2012 ba léegi lu fi yëngatu xam nañ ko. léegi pourquoi par exemple. comme fi mu waxee noonu. tey jii du ngeen ko mën a xeex parce que déjà patron de presse yi ci boppam ay politiciens lañ. xam nga loolu tamit beneen problème la te bëgg naa mi ngi wax ci. parce que tey jii bu man fekkee man damaa nekk opposant wu Macky Sall sama maison de presse ma koy xeexee Macky Sall. vous ne trouvez pas logique Macky Sall tamit presse am yi mu yor mu xeexee ko contre yeneen presse yi. moom laa la expliqué. moom laa la expliqué léegi nag xeex boobu noonu. subvention boobu moom mooy président de la république. bu mos a jël subvention jox ko organe de presse bi nga xam ne da koy xeex. loolu li nga wax yëpp dëgg la li nga wax yëpp dëgg la tey da ngay gis koo xamante ne dafay nekk ci benn organe de presse. yàlla dimbali ko. c'est désolant. mu daal di jékki-jékki rek daal di créer benn média benn presse en ligne. mais il est journaliste bu démissionné créer benn groupe de média am mais day yor carnet d'adresse ba mu yoroon fa muy nekk mooy li kii di wax rek fa nga nekk. fooku mooy chef. yow doo chef boo fa jógee nga xam ne dootoo dara. super donc man peut-être rebondissement bi may def dina peut-être génn ci cadre code de la presse bi ngeen nekk parce que bu ñuy waxtaan dañuy jéem a xool la base ñu jéem a comprendre la base pour mën a avancer alors dama leen di boole question bi yéen ñaar mooy que ñu ñëwaat ci importance su liberté d'expression de la presse parce que pays démocrate la ñu nekk et li nga xamante ni si mooy un état réfléchi et un état plus libre
mais que bu ñu demee ba ci ay bés yu ñu génn ñu gis ne presse ñu ngi leen di xoxatal presse bi ñu ngi jël ay wax di ko teg seen kaw ñu ngi leen di brutaliser donc y a anguille sous roche et li nga xamante ni si moom mooy classement mondialu liberté d'expression de la presse Sénégal place am dafa reculer 2 donc foofu y a anguille sous roche am na problème bu xew donc question bi ma leen di poser ñaar mooy est-ce que la presse sénégalaise est menacée ak lan mooy importance su liberté d'expression de la presse parce que bu ñu nee liberté d'expression de la presse libre mooy expression bi libre opinion yi ku nekk joxe sa opinion naturellement et gratuitement ku nekk mën na jug nekk ci presse bi wax li nga xamante ni si moom moo nekk ci xolam mais ñun dañ ci am benn part de responsabilité mooy que dañuy représenter la population qui est derrière nous c'est-à-dire que les journalistes les animateurs képp ku am sa site internet yaay waxal population bi nekk ci ginnaaw ñi mënul seen baat ñëw nekk à notre place alors la question bi ma leen di boole mooy est-ce que la presse est menacée te bu weesoo loolu gis nañ ne Sonko bi ñu koy lever immunité parlementaire am dañoo dàq presse bi ci biti chose qui n'est pas normale donc foofu état am na fa loxo. Tout à fait parce que sànq ñi ngi koy wax léegi maa ngi ko doon wax léegi Mohamed sax naan ma naa si xaar tuuti mais si wàllu woowu nga njëkk a dugg mooy d'abord débat bi nga xam moom moo ko précédé moom mooy les patrons de presse politiciens. média boo leen dem ci Sénégal dafa am ligne éditoriale am également. Exactement. parce que taskat xibaar parce que man en tout cas man damaa gëm ni munoo doon taskat xibaar ba noppi di politique mais itam amul benn texte bu ko tere. c'est ça aussi nit ki tam da nga koy accepter kenn ku ne lu muy def mais man sama conviction mooy munoo nii kat yow da ngaa far ci parti ba noppit ñëw bëgg a exercer métier parce que dafa doon métier bi nga xam ne man dama jàpp ne métier bu fiir la. mais malheureusement gis nañ ni comme ni ngeen ko constaté am na ay actes yi nga xam ne yenn patron de presse dañ koy poser wala tamit ñu gis ni patron de presse bi dafa far ci par exemple au pouvoir malheureusement nit ñi mënuñoo comprendre loolu que ni. ñu fay liggéey ils sont indépendants parfois. parce que tamit souvent dañuy jaawale. mën nañ jël exemple Youssou Ndour par exemple Youssou Ndour Benno Bokk Yaakaar la bokk mais loolu signifiewul ni groupe Futurs Médias il travaille pour le pouvoir. parce que souvent ñu njumte boobu moo ci am man par exemple fréquenté naa benn rédaction bu mel ni rédaction bu RFM mais ce sont des taskatu xibaar yi nga xam ni ils sont indépendants man leer na ma ni nit. du ñëw ni Babacar Fall damal waxal ma lii ci antenne bi te Babacar Fall fekk na neexu ko. donc il faut que nit ñi souvent également ñu bañ di def njuumte boobu la ci liggéey parce que tamit Sénégal lan moo fi am moom mooy may ma tontu la li nga xam moom mooy wax mooy. souvent taskatu xibaar yi faruñ ci part de. c'est parce que man li ma lay wax moo la neexul. moo tax nga may attaquer. suba dama lay tagg yow nga ni man maa gën a aay. tey ji ñenn ñooy taskatu xibaar peut-être ñenn ñi lan lañ jàpp ni ñii ñoo gën a aay mooy ñi nga xam ni. mooy taskatu xibaar yi nga xam ni peut-être lañ jàpp ni ñoom ñoo far ci ku jegi ñoom lañ jàpp ni ñoom ñoo far ci ku jegi parce que man sax jàpp ma ni dañoo far ci ku jegi ku nekk ak sa ligne éditoriale. ku nekk ak sa ligne éditoriale. sa bërëb bi ngay liggéeyee. kenn ku nekk ak li nga xam ni moom parce que ñii dem RTS tey jii nit ñi bëri dañ naan oui RTS duñu leen gis ci nangam mais ñi fay liggéey xam nañ ni lii mooy éditorial yu kër gi. man ba may signé E-Media xam naa ni lii mooy ligne éditoriale yu kër gi. bés bu ñu bëggee ni ma kat bañ ko bëgg a soppi yoon may na man ma daal di fay génn te dañ may fay li nga xam ni moom laa yéel ak ñoom donc kenn ku ne itam balaa ngaa signé di liggéey ci benn kër war ngaa xam lan mooy ligne éditoriale yu kër gi li nga xam kat ni Walf lii mooy seen position lii mooy seen taxawaay Sen TV lii mooy seen taxawaay parce que loolu yoon daf ko wax mais malheureusement par rapport ak li ngay wax léegi muy menaces yi wax nañ ko léegi am na rapport bu génn bu yàggul dara buy wax ni liberté d'expression dafa wàcc ñaari place lu tax mu wàcc mooy ce qui s'est passé récemment ici au Sénégal que ni am na xew-xew ñenn ñi jàpp ni kat média bi ñoo nekkal peuple bi ñii ñoo nekkal pouvoir bi ñooñu nekkal pouvoir bi nit ñi dañoo dem ni kat dañoo nekkal pouvoir dem attaquer leen taal ay oto jàmbur song ay këru jàmbur song ay bërëbu liggéeykaay man par exemple bërëb yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee moment période boobu rek auto police moo lay surveiller ba ngay ñibbi say waajur du ñu nekk ci jàmm pour lan parce que lu ñu wax yow peut-être yow arrangé wu la. c'est pas parce que yow lu la neex rek lañ fi wax non. parce que man musuma gëm ni sax ñooñu ñuy joxañ baaraama tuuma ni dañ fi nekkal pouvoir bi wala ñeneen ñi dañ fi nekkal ko jege. mais yéen aussi presse bi am ngeen ci part de responsabilité. part de responsabilité bi mooy lan au début sax mooy média classique bi doon ngeen ko def ak site internet yi di leen diaboliser. lu xew ci désinformation. ngeen de site internet yi la site internet yi la pour jouer ci xelu sénégalais yi ñu bañ dem ci site internet. ci concurrence bi aussi. noonu ngeen di def seen biir da ngay gis benn média day def lu tout pour diaboliser beneen média bi
pour que askan wi bañ ko ba ci. non non Ahmed ba loolu ci moom ça existe pas au Sénégal. mais non Ouais. non non Am na non non problème non affaire non sociale yi non Babacar, Babacar xam nga Babacar fi maintenant problème bi non nekk. non laisse-moi terminer laisse-moi terminer laisse-moi terminer dama laisse-moi terminer je vais te donner des exemples palpables man je cite des noms man ak Pape Doudou ñoo yem bu subaa bu la neexee à partir de lundi nga dem nga jàpp tës nga déglu Ahmed Aïdara ak Mansour Diouf balaa ñuy pare dinañ diaboliser groupe Futurs Médias tous les jours li may wax nii sénégalais yëpp ñoo koy dégg chaque jour des médias lu muy fexe mooy diaboliser groupe Futurs Médias et loolu noonu processus boobu moo continuer ba askan wi am haine bu ñu jàppal groupe Futurs Médias ci manifestation dëgg la ñu dem penses? sonk ko c'est une réalité boo xam ne Babacar mu ngi fi beneen bi mooy activistes yi je peux citer mon ami kilifa sorteem yu mujj yëpp da doon diaboliser groupe Futurs Médias di ko mettre en mal ak population bi mën naa citer yeneen ak activiste El Hadji Assane Gueye Karim Xurum Xax taxaw na fii diaboliser ko wax ko lu nekk loolu moo processus boobu moo continuer ba tax ci mu dem ñu songu Sénégal fu ma laa taxaw na fii wax ne ci cong boobu ñu cong groupe Futurs Médias fi la fekk ci bët set dafa bëri lu làqu ci ginnaaw te mënuñoo wax lépp mais c'est pas parce que dafa ànd ak gouvernement bi wala ànd ak nangam te pourtant moom activiste la. donc yooyu noonu laay wax ne est-ce que presse bi entre yéen. amoo leen ci responsabilité bu ngeen ci joué. mais bien sûr parce que li ngay wax nii cité ngay exemple. parce que yenn saay ñun ñoo nekk ci presse bi mais loolu neexuñu comme ni ko waxee. en tout cas man par exemple man du ma critiquer sama naataango. en tout cas en public. muy su groupe sax du ma ko def maanaam di critiquer ki nga xam dafa nekk ci beneen groupe. mooy toog ñi di ko critiquer ouvertement même su fekkee ni ànduma ak moom gis-gis su doxalin soit su ma seq ak moom dinañ ci waxtaan mais su ma seq ak moom dama siy noppi li nga wax nii réalité la nit nga am ay émissions yi nga xam ni nit dañuy toog di fi vilipender seen yeneen morom yu nekk si beneen groupe. mais il faut essayer de savoir exactement. non amul raison mais d'accord c'est ça aussi la réalité ñu koy def souvent mooy ñi nga xam ne tamit amuñu peut-être tàggat bi si war defuñu ko parce que souvent suñu ko defee di nga gis si plateau bi keneen ki jël kàddu pour jéem a waxaat leen ñu bàyyi lu ñuy def parce que ce n'est pas du tout normal parce que lépp loo gis dafay am solidarité suñu biir parce que tamit mënuñu comme ni nga ko waxee jéebaane nit ñi sànni leen ci kanam askan ni leen ñii ñoo bon yow nga yor média bi nga xam ne dañu lay suivre partout au Sénégal heure boo xëyee ni média nangam nguur gi lañ faral mais média yooyu rek lañ identifier dem songu leen li ngay wax ni c'est une réalité média yooyu yépp lañ dem identifier dem songu leen ku ñu songu rek xamul ne dañoo xamul foo nekk donc loolu aussi c'est une réalité donc ñun aussi am nañ ci benn taxawaay bi nga xam ni ñun ñëpp la concerné parce que tey jii tey songu nañ groupe Futurs Médias nga siy kontaan suba yow la parce que suba su fekkee ne yow da ngay défendre ku kenn ku nekk su ku jégi kooku nekk au pouvoir suba kon yow média au pouvoir bu ngay doon après tu seras contre population bi donc suba yow la ñuy songu donc nit ko ñu koy waxee rek koo jéegoogul si ab déeg bii munoo ree ki nga xam ni jamono ji dafa lab donc loolu c'est une réalité au Sénégal il faut que ñun presse bi ñu am solidarité suñu biir mais mënuñ fee nekk ba pare bëgg a bañante parce que ñoo bokk liggéey bi concurrence bi warul normal sànq lu Pape Doudou wax dama see kontaan mooy ma ñëw benn activité ma couvrir ba noppi mi ngi ñëw tardé mais da ngay gis mi ngi day tardé mais man damay bañ mi ngi ni ma wala Babacar ni ma soo ma demee envoyé ma élément bi ma koy bañ du ko denc bañ ko yónnee loolu c'est une réalité alors que ñun ñaar bokkuñu cible bokkuñu cible am na ñu nga xam ne RFM la ñuy jàpp duñ ko soppi mukk am na ñoo xam ne i rajo la ñuy jàpp duñ ko soppi mukk donc mu couvrir benn affaire ak mu ñàkk ko couvrir la yamane duñ ko jóg donc loolu aussi c'est une réalité ci métier bi ñu bëri dañuy soxorante ci bëri benn information bu ndaw c'est vrai ay exclusivité mun nga ko am ay scoop loolu lu ñuy liggéeyale ça n'a rien à voir mais loo xam ni 17 tas ko xibaar ñoo fa daje 40 caméra taxaw 40 caméra lan mooy jar soxorante nga filmé saa yi ñëw tardé ak 50 fi ma bëggoon waxee Ahmed boo paree ma jox oustaz mooy réalité yi nga xamante ni moom la ñu war a corriger encore une fois man damay ñëwaat ma tegaat ko ci kaw patron de presse yi xam nga fan la problème bi nekk mooy l'homme qu'il faut à la place qu'il faut parfois parce que am na nit koo xamante ni tey moom que ni tàggatu nañ ko maa ngi koy wax sànq mi ngi ci ni mu koy contribuer noonu koo xam ne yor na maanaam li ñuy wooye diplôme professionnalisme buy war ab journaliste beneen journaliste bu taxaw sa kanam ak ku mu mënti doon doo nangu benn yoon ci sa kanam nit taxaw di diaboliser sa moromu journaliste ci beneen parfois aussi du si jikko parfois effectivement day am parfois ci nit ki la effectivement day am mais loolu ak foo ko mëntu fekk fu nekk fu ne maanaam ñi nga xamante ni daanaka fan leen ñuy teg ak ñoom la war a nekk seen devoir ci ñi nga xamante ni ñoo di seen ay naataango xam nga benn jour toog nañ fi Bamba Kassé mu expliquer lu mel noonu maanaam que tey soutien ak li nga xam ne moo de collaboration bi nga xam ne war na ci maison de presse yi ak ñi nga xam ne tam ñooy liggéey tey parfois ci presse yi war a mën a ëmb wala ñi daal di maanaam aar aussi li nga xam ne mooy kaaraange seen i demee loolu moo leen daal rëcc
mais ñi nga xam ne ñu ngi koy def ni ci ëpp dafa nekk nit ñoo xamante ni xamuñu ñoom lan moo war a nekk seen taxawaay ci maison de presse wala lan moo war a nekk seen taxawaay même ci nga xam ne ñoom ñoo nekk seen naataango benn ponk nga may ma ci rek ma may ci lu gàtt mooy li ñuy wax ci affaire aide de la presse mooy que ni li nga xamante ni mooy taxawaayu maison de presse bi day xeex nguur wala kii day xeex nguur loolu amul Sénégal xam nga lan moo am Sénégal kenn ku nekk nga nekk maison de presse mais ak ligne éditoriale ba nga xam ne moom nga am di ci liggéey kenn ku nekk da nga am sa préférence bopp boo demee tey RFM na muy doxalee bokkul ak ni Sen TV ak Walfadjri di doxalee wala di E-Media di doxalee loolu ay question de choix la journaliste yi fay dem ñoom xam nañ carrément lan la mais nag ça serait très irresponsable ci côté état mu ne parce que kii lii mooy ay ligne éditoriale am tey bu may indi benn aide boo xam ne dama koy accordé donc du ma ko ci jox loolu du cëram donc cër bi lan la mooy que ni man maay njiitu réew wala man maay réew ñi fi nekk ñi mën maa leen boote lii li nga xamante ni mooy yellu wala àq ak yelleef bi doo sama diggante ñoom naa fexe respecté ko ba ku nekk ku ne gis sa bopp ci et en France soo fa demee dafa am média yi nga xam ni média de gauche la ñuy doon wala média de droite, je sais pas Oustaz dama lay bàyyi nga def sa waxtaan laataa ñuy dugg nag ci ponk bu mujj par rapport